local bi bu ñu ne demande locale nag xam ngeen ne bu yàggul ci conseil des ministres que monsieur le président de la république Macky Sall wax na mbébétam ci li nga xam ne mooy di fournir établissement scolaire yi ci menuiserie locale bi waaye tamit administration publique bi commande bi war na demee noo xamante ne ni dina ko mën a satisfaire ba tax na ci loolu la ñuy ñëw tey ak suñu menuisier yi waxtaan ak ñoom xool nag ndax finition yi ñu bëgg ci consommer local bi mi ngi ci ndax quantité bi mi ngi ci waaye tamit ndax qualification bi mi ngi fi ba tey pour mën leen satisfaire du ñu def lu dul nag dem ak ñoom laata ñuy dem jëli suñu rubrique femme au naturel dañuy dem waxtaan ak ñi ñu fi fekk tey kon nag ñu dem. asalaamaaleykum. kilifa yi na ngeen def naka suba si dañ leen seet si woon ci matériel yu rafet yi nga xamante ne moom lañ fi gis tey kon nag ñu dem. mbokku téléspectateurs yi ni ñu ngeen ko gisee léegi rek ñu ngi fii ba tey ci fi nga xam ne mooy avenue Cheikh Ahmadou Bamba ñëw fekk fii Pierre Tendin mu nekk menuisier ébéniste di liggéey bu rafet liggéey bu xarañ ci consommer local ba tey dañuy bàyyi Pierre mu daal di nuyoo mbokku téléspectateurs yi ñu daal di dem ci suñu waxtaan. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs Africa 7 yëpp maa leen nuyu di leen sant di leen gërëm seen émission Latest Biz. Pierre dama defe ne dañu nekk ci réew moo xamante ne consommer local wala suñu artisan yi xarañ goo xamante ne defe naa ne jéggaane waratul lan ngay wax ci loolu Pierre ndax li ma fi gis nii jéggi na dayoo mobilier bi rafet na rawatina bii nga xamante ne moom lañ toog nii noo gisee yéen seen liggéey jamono ji ñu toll. waaw comme ni nga ko waxee consommer local moom wax dëgg yàlla gouvernement bi war nañ dimbali ci importation bi ñuy def nii parce que ñun amul fii loo fi andi ci fauteuil wala ci meuble teg ko fii te sénégalais yi duñ ko liggéey meuble bu mu mënti doon nag fauteuil boo fi mënti créer bu dul fauteuil jëndee dinañ ko liggéey day des keñ ñun ñu jàppale ñu te gëm ne sénégalais yi mën nañ ko liggéey tubaab bi lu mu fi liggéey dañ koy liggéey bépp domaine nag boo dugg ci artisanal fii boo ko tegalee sénégalais ñu liggéey loo léegi seen xarañte egg na foofu formation bi naka lay demee yéen fan ngeen jàngee li ngeen di def nii école la wala. non du école ñun dañ ko jànge fii ci suñuy grand yoo xamante ne ñoom ay tubaab ñoo leen jàngalal xam nga ñoom ñooy anciens yi ñu ci mel ni ay grand Morña ñun suñu patron Cheikh Sène la tuddoon ñun ñooñu jàngal métier. mais Pierre li ma gis léegi ci design ci choix tissu yi ci li nga xam ne mooy accessoire yeeg ñama-ñama yi ngeen di def ci biir mobilier bi ba affaire yi nice ni loolu dalee na dab wala noonu ngeen ko jàngee mais day évoluer quand même mais da ngeen di continuer di jàngaat wala naka la demee. non xam nga métier moom jàng la chaque jour le temps fur et à mesure ngay liggéey benn modèle mën nga di ko changer modèle bi di ñëw ngay créer fii di dugg fii di génn xam nga ouvrier inspiration la laaj. tey da ngay dugg fii génn fii gars yi tàccu nga téye ko foofu suba nga génnaat fële gars yi tàccu nga téye ko foofu ñun loolu la ñuy liggéey fur et à mesure ngay liggéey xam nga da nga siy gën a am expérience looloo tax xam nga des fois boo fi ñëwee fekk fi modèle bi suba nga ñëw fekk fi modèle bële modèle yi nag noonu lay demee mais lépp day dépendre si clients yi rek lu ñuy bëgg. kon bu ma la déggee aussi li nga xamante ne mooy matériel yi ngeen di defar ndax nit yi ñi ngi koy consommer ak tamit ndax tey bu ñu xawoon a wàññi waxuma sax ñu dagg ko carrément. importation bu ñu ko wàññi woon ndax yéen di ngeen mën a satisfaire demande bi. bañ a satisfaire demande bi fii ñun bu ñu joxee usine sax ñu créé ñu continuer suñu liggéey parce que boo duggee fii xam nga fii Sénégal yëpp laa boo nee fii ouvrier yi fii defar fauteuil boo génnee Corniche da ngay ñëw Cité Port Pikine bëriwu fa mais temps yi mi ngi am benn par benn te boo ko mënee wax ñi jóge fii ñoo dem foofu mais du ci dara matériel kese la. ñun fii tey benn fauteuil mën nañ koo liggéey ci une journée te nit yi bëri nañ ouvrier yi dañoo bëri demande bu ñu fi mën a pare tey bu ñu ko jox ne décorer leen ko ñu ne nii lañ ko bëggee ñu defee ko noonu. mais dégg naa ouvrier yaa ngi daw de day wutal yeneen métier. ouvrier yi mais dafa métti parce que gisuñu dara xam nga boo gisulee dara fu mu toll nii foo mën a tojee sa bopp jinax rek ngay wëri loolu la. mais Pierre dégg naa ci li nga xam ne ci conseil des ministres ci mois d'octobre bi. président jox na bopp bu baax a baax li nga xamante ne mooy artisanat local bi muy menuiserie bois ak ébéniste ñu ne
conseil régional bu Thiès def nañ fa li nga xamante ne mooy lancement pour gën a former artisans yi ndax yéen li yëg ngeen loolu. waaw yëg nañ ko mais war naa mën a gën a yaatu parce que du Thiès rek moom ouvrier bu ñu ko defoon Dakar fii fekk ñu fii Cité Port ne defal ñu formation dem Corniche dem Pikine comme dinañ ko gën a rafetlu mais warul yem si benn secteur formation moom parce que nit moom chaque jour boo sañoon di si sa liggéey ngay am yokkute non yegg si wuñu fii wax dëgg yàlla yegg si wuñu fii wax dëgg yàlla buñ sañoon ñu yegg si fii parce que yokkute la rek day yokk sa xam-xam rek comme ni ko gars yi di waxee recyclage la rek waaw parce que ñu ko gën a wax fonctionnaire yi jékki-jékki dem recycler yu ñëwaat ñun tam soxla nañ ko. yéen seen liggéey lan la gënee liggéeyu tubaab bi matériel yi ñuy importé seen liggéey lan la ko gënee. ñun lan lañ leen gënee mooy nu mu ko mën a waxee sax mooy yàggaay bi parce que des fois tamit xam nga dinañ ne cuir ñu ne simili cuir ñu ne tissu ñu ne tissu velours ñu ne tissu sété liggéey bi noonu lay gënantee ba pare tam dafa am foo xam ne dama koy dellu si Sénégalais yi dañuy wax salon nga jël sa salon def si 400000 wala 500000 dugal ko sa kër tey xam nga matériel valeur nga fa def mais xam nga nag kër yi xat ba nga xamaay xat boo xamante ne nit yi dañuy tëdd si salon yi ñi di tëdd si fauteuil yi xam nga mooy loolu foofu mënoo doo fa am garantie durée te fauteuil bi dootoo ko mën a am parce que fauteuil du pour tëdd fauteuil pour lii la rek am gan toog nii waxtaan benn 2 heures de temps wala toog seetaan télé benn 10 heures nit yi tëdd mais ñun fii comme d'habitude di nga gisee fii fauteuil yi dañuy tëdd si salon yi rek naan bu ko def xam nga du loolu ñoom tam foofu salon bi di nga ko defar qualité mais fur et à mesure nga koy comme benn yëre nga koy sol chaque jour di fóot rek bu yàggee mu furi léegi noonu lay demee nañu jox si liggéey bu tax ñuy wax liggéey comme tey nga tabax benn bâtiment ba si kaw ñu war ko def lépp menuisier nga jox ko menuisier yi fii ñu liggéey ko ñu war ko def lépp tapissier salon seen salle d'attente yi affaire ñu jox ko ouvrier da ngay dem si banque yi léegi banque yi ñoom seen meuble yi fi nekk yëpp sénégalais yi ñoo koy liggéey sauf kii seen table bureau yi te bu ñu ko joxee sénégalais yi ñu liggéey il suffit ñu am confiance ci ñoom ba pare joxe prix bi de li ngay dem jënd si kaw jënd fee meuble 2 millions ñëw fii di bëgg a fay sénégalais bi 1 million du dem loolu rek mooy différence bi nañ fay sénégalais yi prix yi ñuy fay ñële ñu liggéeyee leen qualité bu ñu bëgg loolu ñu def ko. mais yéen bureau yi donc bokkagul ci seen liggéey wala xalaat ngeen ne war ngeen ko mën a def bu ñu leen joxee moyens yi bureau par exemple ba état soxla administration soxla équipement bureau ndax yéen egg ngeen foofu. egg nañ fa man su may wax damay wax de manière générale parce que société menuiserie bois yi dañ fiy bari boo duggee fii Solida ay gars yu xarañ fa nekk boo duggee Boiserie Khadim Rasoul ñu liggéey la tey bureau yi amul fenn comme da ngay gëm ñooñu gis nga bu yéegee si kaw day retombé ba si petit et moyen entreprise yi affaire bi foofu la bu ñu gëm ne bu ñu demee tàng ñi ngi jënd bureau affaire bi du foofu sénégalais yi mën nañ ko liggéey man loolu laa gëm waaw. est-ce que yéen a ngi ci association moment bi parce que dégg naa ne am na association bu nga xamante ne mu ngi tudd bokk dooleel menuiserie bois. waaw ñun moom yegsee guñu fi ñun moom suñu association mi ngi fii si ginnaaw ñoom Père Fallou ak El Hadj Guèye ñoo ko jiite ñun moom maa ngi fa dem mais déggaguma leen moom. dégg nañu ne tamit li nga xamante ne mooy xale yi nekk ci apprentissage bi bëri nañu bëri goo xamante ne mais duñ ci gis seen bopp ba tax na ñu bëri ñi ngi daw di génn ci métier bi di dem ci leneen est-ce que loolu tamit du delloo métier bi ginnaaw yéen yan matuwaay ngeen war a jël pour taxaw pour seen métier bi bañ a suux bañ a dee parce que quand même yéen jeunes yi ci nekk bu ngeen fexee daw bëgg fee bàyyi mag ñi rek donc bu ñu bëggee satisfaire demande locale bi yépp est-ce que dina mën a nekk kon. non comme ni nga ko mën a waxee rek liggéey bi fii moo doxatul boo gisee gars yi di daw liggéey bi moo doxatul amul liggéey da ngay jël tey sa benn place di si fay 40 000 francs di yaakaar di nga liggéey benn armoire wala benn chambre à coucher nga toog ay 6 mois doo ko gis mënoo génnee dépense mënoo téye apprendre kon mënoo dara boo gisee gars yi di daw loolu la liggéey moo amatul te pourtant bu ñu sañoon ñiy liggéey téye apprenti yi man mii di man wax ak yow rek mooy sénégalais yi am confiance jox ñu liggéey bi ñuy jël di ko yóbbu bitim réew loolu rek mooy wax ji importé bi ñu ba ko te jox ñu confiance chambre à coucher bu dul chambre à coucher bu ñu ko fi tegee gars yi liggéey ko loolu mooy wax ji waaw man loolu laa gëm. am na ñoo xam ne dañuy fustiger seen comportement ndax yéen saa yi ñu sant leen liggéey au lieu que nit ki ne la defaral ma bois Djibouti wala bois d'ébène wala nu mu mënti demee nga dem defal ko beneen bois
yenn saay nit ki dina ko xam bu ci amee tuuti xam-xam yenn saay nit ki du ko xam dina ko yóbbu këram keneen ñëw ne ko lii du lii la wala ngeen defar loo xamante ne ñaari weer yére yi bu ko ci defee ci armoire bi affaire bi suux parce que contreplaqué bi ngeen koy defar du baax wala yooyu donc finition yooyu ak kuubaa yooyu tamit mooy tax ba nit ñi di leen daw nañ waxante dëgg ndax Pierre. waaw loolu moom si la man moom loolu moom dama koy fustiger parce que nit mënul ñëw rek commandé la na la bois Djibouti laa bëgg nga dem jënd bois fraqué tent ko tent Djibouti naan ko Djibouti la loolu moom du yoon wax dëgg yàlla man dama koy ñaawlu bu dee am na sa mbokk menuisier yu koy def nit bu la ko boo leen waxaalee ba juboo li ngeen waxaalee rek nga ko mën a defal loo si def leneen boo leen demee police bi dañ lay tëj ñun moom surtout loolu sax dama siy wax sama mbokk ouvrier yi police bii kuñ si yóbbu nga liggéeyal nit ki lu baaxul da boo demee dañ lay tëj man mi taayee am naa fi benn cas rek benn booy dafa ñëw fii jox ma 50 000 francs ne ma yaayam la bëgg a jox salon nii kërëb léegi ñuy dem noonu booy bi jox ma 50 000 toog 6 mois gisuma ko dellu si ne ma jox ma 50 000 yi ma ne ko booy tissu laa ko jëndoon mi ngi nii tege mu ne ma non nii dem bind plainte bu ma ñëwee commandant dafa ma ne jox ko xaalisam wala doo fi génn si biir laa lay dugal ma yëg xaalisam jox ko toog ba am beneen commande jël tissu bi liggéey ko te xoolal loolu dama ko doon dimbali rek kon ma siy ñaax sama mbokk menuisier yi nañ siy boole jub liggéey dafa ànd ak jub man de maa ngi fi wax dëgg yàlla léegi ma def fi fukki at ak lu teg jour boobu laay mës a dugg police si détail yooyu te ma koy ñaawlu loolu nag. boo gisee ñu bëri wóoluwuñu li nga xam ne mooy production locale surtout ouvrier yu jëm ci affaire ouvrier ak yooyu naxaate bi moo ci bëri mais ki nga xam ne mooy Pierre dalal seen xel wax leen ne ñoom fi mu toll nii lu yëkkati seen secteur rek moom la ñu bëgg moom moo leen tax a jóg ba tax na yooyu yu bëri dañ koy bannir ci seen milieu yooyu yu bëri ñu ngi koy xeex pour mu jóge fi pour sénégalais yi mën a am confiance ci li nga xam ne mooy liggéeyu menuiserie ndax sous région bi yëpp ñëpp xam nañ xarañte bi nga xam ne moo nekk ci suñu ouvrier yi ndaxte dañuy jóge fii di dem ba bitim réew ci sous région bi di fa liggéey yi noo gisee loolu rapidement parce que waxtu bi daf ñoo dab. waaw di kontaan rek si nu comme niñ koy defee mais nag su ma sañoon tam ñu des fii parce que booy xoolee secteur yëpp gars yu si gën a xarañ dañuy génn bàyyi réew mi parce que doxul boo duggee santé bi ñi ngi kaas nga dugg élèves yi ñi étudiants yi ñi ngi kaas boo ñëwee su ñun ñuy kaas si suba bu may ñëw rek maa ngi dégg francophonie bi passé andiwuñu gan yi fee nu mu ko mën a waxee maison artisanale yi nekk Soumbédioune fii gars yi fii parce que yooyu itam ci la war na def promotion mais comme li nga ma defal nii xam nga tey lii promotion la loolu itam dañ leen si mais xam nga publicité boo ku liggéeyam doxul moom xam nga du tal publicité voilà affaire bi loolu la mais xam nga wax dëgg yàlla bu ñu doon liggéey muy dox ngay am loo économiser di nga publicité pour mën a yokk sa valeur marchande ñëw foo defal ñu yeneen formation parce que yokkute rek lañ si ñaan dugg Médina seeti tapissier yi foofu ñu def ko ngan di maamu colloque sénégalais yi yëpp ñëw toog ñu xool ni ñuy yokkee suñu liggéey parce que yokkute la rek man comme ni mu koy waxee tey président Macky Sall mi ngi ci loolu bu baax a baax dafa bëgg a jàppale artisan yi pour liggéey bi jëm kanam liggéey bi gën a sell gën a rafet waaye tamit gën a bëri pour mu mën a satisfaire ñi nga xam ne ñu ngi. Macky Sall moom dañ ko siy gërëm bu baax parce que mi ngi gëstu bu baax a baax ouvrier sénégalais ñun yàggul dara fii francophonie bi rek suñu benn booy lañ fi jëlee fii si déport Adama boo demoon foofu monté chaise yi loolu dañ koy rafetlu na dellu si ouvrier sénégalais yi mën nañ ko na leen jàppale bu baax a baax may remercier Macky Sall bu baax a baax te di ñaan rek mu yokk ko wax dëgg yàlla. du ñu def nag lu dul dem jëli suñu rubrique femme au naturel buñ ci jógee dañuy dem rek doxantuwaat xool la nga xamante ne lañu ouvrier yi di proposer toujours ci suñu émission bi di Leket Biz ñu dem te ñëw. salaamaaleykum ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp di nuyu waa Africa 7 ci teew gi ñu teew tey ci stand Nimland écosystème ngir ñu war a waxtaanee lu jëm ci huile de Nîmes maanaam diwu Nîmes Nîmes ni ñu ko xamee garab la boo xam ne ni biñ koy dugal Sénégal mel na ni xaw na yàgg ci jamonoy indépendance yi la jamono di dox ba ñu dem ba gis ni am na njëriñ yu bëri yu ci am rawatina ci diw bi nga xam ne ñu ngi koy dëndee ci doomi niim yi moo nekk nii ci flacon bi ngeen gis ni huile de Nîmes li muy njëriñ bi mu am bari na waaye tey dañuy jéem a dugg rek tuuti ci wàllu cosmétique naturel. Cosmétique naturel mooy lan mooy lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu yaram lu koy rafetal lu koy yeesal lu koy faj te doon lu naturel loo xam ne intégré wul ay produits chimiques wala synthétique su ma ne cosmétique naturel nag ñun Nimland di yëngu ci wàllu niim ak
beaucoup d'autres huiles locales africaines sénégalaises tey dañuy dellu si ci niim di wax njëriñu niim ci yaram huile de niim diw la boo xam ne nii day faj lépp loo xam ne nii wala boo feebari der yu bari lu jëm ci wàllu waga wàllu wàllu ay œdème ay eczéma lépp loo xam ne daal feebaru der la ay picc ci kanam ay peau grasse lépp loo xam ne nii ay champignon wala ay mycose wala ay microbe bokk dañ koy créer ci yaramu nit ki huile de Nîmes da koy faj et de manière très efficace et avantage bi mu am mooy huile de Nîmes c'est une huile naturelle amul dara loo xam ne nii mën na lakk wala mën na yàq avantage bi mu am ma jëloon exemple karaw les soins capillaires xale bu am teeñ bu am ay bu am karaas boo jëlee huile de Nîmes bi en dilution wala huile de Nîmes pure wala nga jël ko mélanger ko ak beurre de karité pur wala diw bu mu mënta doon def ko en application directe da koy faj te amul benn jeexital bu nocif ci nit waaw huile de Nîmes lépp loo xam ne nii ay picc la ci tànk léegi dañuy gis nit ñi ci seen diggante baaraam yi ci tànk day am ay picc yoo xam ne am na période boo xam ne day xelli di nàcc léegi sax day dégager une mauvaise odeur boo ci defee yëpp application huile de Nîmes da koy faj ba mu wér parce que tout simplement feebar yooyu picc yooyu ay microbes ñoo koy joxe ay mycoses ñoo koy joxe ay champignons ñoo koy joxe te huile de Nîmes c'est un antiseptique jigéen ñi bëgg karaw di wut karaw huile de Nîmes en application locale sur le cuir chevelu sur les cheveux mën nga ko booleeg beurre de karité day maye karaw te du yem ci may la karaw lépp loo xam ne feebar la bu ne sa deru bopp da koy faj xale bu am teeñ boo ko jëlee en pur ou dilué avec un shampoing raxasee ko boppam tam da koy faj huile de Nîmes lu muy def wax dëgg yàlla bari na ñu bëggoon xamle ko it ndax tey bu ñu demee ba téye produit bii di ci wax yàlla ak ñoom a tax jàmbaar yooyu ma leen di delloo njukkal di leen nuyu au passage di nuyu di sant di delloo njukkal Liquid Biz ak Africa 7 ñi ñu jox opportunité wu tey ñu toog fii di wax ci li ñu yëngu ndax mbir lu mu baax buñ ko yaatalul ba nit ñi xam ko tam duñ ci mën a jëriñoo kon ñu ngi jaajëfal bu baax Africa 7. mbokk yi comme niñ leen ko waxee léegi rek dem nañu jëli suñu rubrique Femme au naturel dellu siwaat fii nga xamante ne mooy ba tey HLM waaye nag fi mu toll nii dama toog ak sama benn xarit sama tonton ñu naan ko Matar Niang mu nekk ba tey ci li nga xam ne mooy menuiserie bois buñ ne menuiserie bois nag kenn du dem bàyyi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci zone B ci côté Massalikul Jinaan ba tax na dama leen di bàyyi rek ak ki nga xam ne mooy Matar Niang mu waxtaan ak yéen ba tey ci menuiserie locale. tonton Niang maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay soxna si di rafetlu seen teewaay fii. yéen da yéen a ñëw pour def reportage pour ouvrier yi fii nag moom day zone boo xam ne ouvrage dafay yàgg ndax man mii rek def naa fi 26 ans te am na ñu ma fekk ñoo xam ne ñoo fondé woon barab bi nag daanaka mën nañ ko tuddee entreprise parce que lépp ñoo fi daje menuisier yi fi tapissier ak corps de métier yi yëpp yu bëree bëri loolu nag maanaam bu ñu nekkee di liggéey àndandoo dajaloo nii nekk mbooloo moo xamante ne bii dañ jàngal nañ fi ay nit ay métier yoo xam ne ba nëgë ni fi ni nii ñoom xale yooyu nekkaat nañ sax seen patron yi bopp ba yoraat fi yeneen xale loolu nag maanaam dafa dem ba yàqu ci réew mi léegi parce que léegi ouvrage bi koo wax ouvrage dootu sawar pour jàng métier ndax xale yi kenn dongootu la jàng métier boo jàngee métier ba noppi métier mi mënatoo ko jariñoo parce que léegi li tax doo ko ba mën a jariñoo mooy yow moyens yi ngay am pour mën a taxawal atelier pour liggéeyal sa bopp kooku mënuloo ko am parce que léegi liggéey bi importation bi yàq na lu bari loolu état bi wax nañ ci ba sonn mais ñun gisaguñu ci benn revenu bu boo xamante ne bii am nañ ko ci ñun léegi nag loolu maanaam ñun ouvrage bi ñun ñi nga xam ne ñun ay mag lañu moom làgge nañu ci ñoom mënatuñu ko bàyyi parce que am nañ ci sax su ay client ndax ñoo ci xaw a tànne sax yeneen xale yi waaye fi mu toll nii xale yi was naa ko def ci benn kii boo xamante wax naa leen ko nee naa leen dañuy perteloo réew mi ndax réew mi li nga koy perteloo mooy entreprise yi dañuy soxla ay ouvrier yu qualifié
te léegi mënatoo ko am léegi parce que xale yi léegi kenn nanguutu la jàng métier parce que booy jàng métier temps bi nga ci war a def pour jàng métier ak conséquences yi ci nekk ak coono yi ci nekk même sa patron ñi mënoon a yor ci apprenti dootu leen mën a yor parce que léegi yow da nga daan yor apprenti li ci war lépp yaa koy def léegi yow apprenti bi léegi charge yi muy am léegi yow mënatoo ko satisfaire parce que léegi yow loolu nag maanaam état bi ñoo war a xalaat loolu xam ne ñoom dañuy soxla ay ouvrier te ouvrier yooyu soo leen perte ci sa réew maanaam da nga dem ba sa réew nga soxla ouvrier bu qualifié dootoo ko am entreprise yi dañuy soxla ouvrier yu qualifié duñu ko am parce que léegi loolu maanaam dem li ko waral lépp importation yi moo ko yàq. dëgg la tonton importation bi moo ko yàq mais aussi am na fait bu ci nekk muy ne que tey jii amul comme ni nga ko waxee financement wala état taxaw jàppale leen ci ba nga xamante ne bu ñu jàngee métier ba pare dinañu mën a indépendant ubbil seen yëfi bopp ak mën a jaayi exportation bi ndax tamit est-ce que nit ñaa ngi koy consommer fii est-ce que mi ngi jar ni mu war a jaree pour que liggéey bi mën a jëm kanam ku nekk rek mën cee kii ndax pour satisfaire la demande est-ce que nit yi ñu ngi koy jënd bu baax. waaw bagage yi moom mi ngi dem mais par rapport boo xoolee ak ni ñu daan liggéeyee ak léegi xam nga léegi daanaka liggéey bi mooy loolu daal ñëpp xam nañ ko problème financement bi itam. kooku it ba tey am na parce que benn banque yi duñu la lebal sans garantie te ouvrier amul garantie daanaka ndax yow bu njëkk da nga daan yor sa atelier ñu fekk la fa nga yor say machine ñu gis ko ñu mën a kii noonu di la mais léegi yow atelier sax pour nga am ko problème la parce que léegi local bi pour nga am luyaas sax bu kii ouvrier mënatu ko fay léegi parce que place yi seer nañu banque yi duñu la lebal léegi yow kooku bu yàggee sax da ngay mujj bàyyi métier mi ne seeti leneen booy yi di ambulant ak ñi ne ci yeneen secteur yëpp daanaka ay ouvrier lañ mais kenn mënatu ci jariñu ci métier am ku ci mënul jariñ sa métier ne da ngay seet loo xam ne da nga ci mën a am sa dépense nga dem rek la ji waaw. mais est-ce que yéen am ngeen association boo xam ne moo ëmb liggéey bi ngeen di def. non association bi yooyu danay am mais comme ñun ni ñuy daje fii ñun daanaka ay ouvrier lañ yoo xam ne dañu daje woon fii di liggéey. depuis boobu ñuy liggéey ba nëgëni nag maanaam danañuy daje def ay association mais daanaka comme yooyu ay financement yi lañ lay dig financement yi daanaka du demee noonu léegi kenn ku ne sa propre bopp ngay demee. tonton Niang récemment ci conseil des ministres bi ci mois d'octobre bi passé defe naa ne décidé nañ que ne non seulement dinañu am programme boo xam ne dina jàppale artisans yi ci formation avec benn ONG belge mais aussi bëgg nañu production bi yokk ba nga xam ne matériel scolaire mobilier scolaire yi nga xamante ne mooy table banc yeeg yooyu dinañ jox léegi marché bi kii yi artisans sénégalais mais aussi li nga xam ne mooy demande publique bi ci administration bi mën nañ ko jëndee fii pourquoi pas bu fekkee ne liggéey bi am na finition xarañ na te yokku na loolu yëpp mën na ci am lu ngeen xalaat ci loolu. waaw loolu moom bu ñu ko defee moom njariñal ñëpp la. est-ce que yëg ngeen. waaw njariñal ouvrier yi la njariñu état bi la loolu moom yàgg nañ ñu ci wax ay kii waaye nag moom wax ko noonu rek bàyyi ko noonu amul njariñ daal parce que Sénégal fii secteur informel bi mënuloo dem te bàyyi ko ginnaaw parce que secteur informel bi li aju ci ginnaawam mën nañ ne sax ajuwul ci état parce que ñoom li ñu yor parce que patron yi li ngay yor noonu di yor ay apprenti di leen former di leen jàngal métier di sonn ci ñoom di fere ci ñoom ba ñu am seen métier ñoom it bu ñu amee seen métier pour wuti njariñ bu ñu ko gisul ñoom itam dañuy bàyyi loolu demaat ambulant yi ñuy dàq ak yëpp ay borom yu métier lañ rek. tonton nag dañuy lay def naa ne waxtu bi daf ñoo dab dañ lay bàyyi rek nga joxe sa kàddu gu mujj comme ni ma koy waxee saa su nekk nag daal di ñaax ñëpp ci consommer local bi ndaxte matériel yi defe naa ne moo ëpp mucc li nga xam ne mooy importé bi. waaw loolu moom client yu bari xam nañu ko parce que meuble importé yi moom ku ne xam na ne ku ci am pour nga amaat du yomb parce que boo nga koy jënd la du yàgg dara du diire doo ci doyal mu yàqu kooku Sénégal yi bëggu ko. léegi nag maanaam ñun suñ problème mu client yi moom ñi nga xam ne tàmm nañ jënd produit local bi nii ñooñu moom xam nañ meuble yi kenn ku ci nekk moom yàgg nga fii am nga fi ay clients yoo xam ne même bu ñu la gisee ci télé bi danañ xam ne yow liggéeykat nga tey li nga leen liggéey lépp lu tegee ci yoon la te mosoo ci am benn jafe-jafe quoi. kooku nag kon moom ñun moom liñ leen di sant yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw nii bu ñëpp defoon ni yéen maanaam réew mi ñuy sensibiliser état bi pour muy xam li ne ci terrain bi parce que il faut ñu wàcc ci suuf door a xam li ne ci terrain bi
mais mënoo ne ci kaw bureau yi nekk noonu mën a xam li ne ci biir terrain bi ñun ñuy dundul liggéey bi nekk secteur informel yor nit ñi di leen jàngal métier ñun ñoo xam njariñal métier mi ko waaw kon ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm seen njiit di gërëm waaw Africatel waaw moom émission bi wax dëgg yàlla am na njariñ parce que bu ngeen wàccee nii terrain bi di def lii amul lu ko gën a kawee daal ci réew mi quoi. dañ koy jaajëfal bu baax a baax lii rek mooy émission Liquid Biz émission bi nga xamante ne ci consommé local lay dox saa su nekk ba tax na dañuy def lu dul rek bàyyi leen ba beneen yoon waaye balaa boobu dinañu nuyu ñi nga xamante ne rek ñooy béggee émission bi di Liquid Biz ku ci mel ni madame Kodjo maman Mbouch ak bébé Mohamed nekk fële ca Nord Foire ak Kodjo ci boppam maa ngi koy nuyu sama collègue bu baax boobu waaye du ma fàtte tamit ñi nga xam ne ñooy Marème Diop soxna Marème Diop ci Ouest Foire moom tamit madame Diouf Gassar madame Taylor madame Sendes tonton Ibrahima Ndaw fële ca Yoff cité Jàmmalay waaye Abdou Aziz Diakham c'était ci ministère de la femme waaye tonton Kader Diaw ci Colobane duma ko fàtte benn yoon tamit dañuy kontaan ci ñoom bu baax a baax saa su nekk ñu ngi encouragé ci liggéey bi waaye tamit duma fàtte ñi nga xam ne ñooy jeunes permanence bu APR bu fii ci Waagu Ñaay jeunes yi nga xamante ne dañoo bëgg Africa 7 di encouragé li nga xam ne mooy émission yi bu baax a baax a baax kenn ci ñoom rek monsieur Waar bi nga xam ne moom mooy nekk foofu ci permanence bi waaye du ñu fàtte Aïda Ka du ñu fàtte Marème du ñu fàtte ki nga xamante ne rek mooy tàkku si Pape Babi ak toute la famille Waar Aïda Waar ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di wax nag mention spéciale à jeunes yooyu nga xamante ne ñoo constitué Genius Family ndaxte ñi ngi nekk ci ay compétition ñëpp jàppale leen waaye tamit ay ndaw yu xarañ lañ yu am jom ku ci mel ni Ablaye Ousmane Amina ak toute l'équipe de Genius Family mention spéciale à vous di nuyu particuliers yi ak GIE yi ak association yi nga xam ne tamit dañoo bëgg Liquid Biz te di leen wax ne fii la lépp lu ngeen bëgg a fësal ci produit artisanal produit agricole produit bépp bu mu mënti doon di local rek fii la ci seen émission Liquid Biz di leen jaajëfal waaye du ma fàtte Amza Seck dama koy wax saa su nekk moom mi may defal dàll yu baax yi fële ca rue 11 Blaise angle Blaise Diagne dama koy nuyu bu baax a baax di ko wax nag ne ko temps yi maa ngi xaw a rafle daal dinaa fa jaar Amza maa ngi lay nuyu di jaajëfal téléspectateur yëpp yi nga xamante ne ñoo jàkkaarloog ñun waxtu yi di ñu seetaan di leen souhaiter bon dimanche di leen wax ne nag ba beneen yoon ci beneen produit beneen gox ak li nga xamante ne mooy beneen numéro Liquid Biz kon nag ba fan yi